bon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp ma la seen mbokk Jim Ndiaye. Bon gars vite fait je vais parler entre autres de 3 sujets très rapidement. Mon premier bi mooy gars yi dañu ma ci interpellé bu ma ci woon wax nag franchement ñu ne dafa am koo xam ni dafa ni président Sonko jabaram dafa dem loolu lu suñu yoon. beneen bi mooy ñu xoolaat suñu mouvement yi yàgg naa leen ko wax du lu ñëw rek ngeen jox ko seen xol lu teel rek ngeen ne damm na soo xoolee musuma wax ci mouvement bu mu sa am nag musuma cee wax sauf mouvement yi nga xam ni je leur fais entièrement confiance mooy comme FRAPP France dégage entre autres ak Y'en a marre dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire mën nañ ay combats yu bëri pour Sénégal di ñaanal Simon ak kilifa yàlla génn leen fi ñu nekk kon tey dafa jot ñu am capacité de discernement ci mouvement yi yenn yi ci biir mouvement yi li état bi maanaam yenn mouvement yi dañuy dooleel sax état je vais y revenir. Bon premier bi mooy tey ki ne président Sonko ay jabaram dañoo dem waaye léegi il faut regarder la personne d'abord ki nga xam ni moo wax loolu ci wax loolu tey moom soo xoolee carrière am yëpp bon moom dafa am obsession bu grave bu mu am maanaam être un grand journaliste people te ndeysaan ñu bëri xamuñu ko kooku dañ koy sax fàtte man damay sax yàlla xam na ni kooku xaw ma ko damay dégg ni turam rek mais du ma ko seetaan parce que people la Sénégal lan moo people lan lañ fi wane lan fii lan moo fi ñor bañ koy lekk kooku mus nañ ko condamné 6 mois ferme avec 5 millions d'amende bu ko la dame la patriote bëgg Sénégal nday ndaak ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm parce que nag ñoo jigéen ñooñu ëllëg bis bu dëkk bi changé ñooñu dañ leen war a teg au devant de la scène maanaam nit ñi yenn jigéen ñi ñu di roy si ñoom parce que mënoon na def lu yomb dem nekk ci li jigéen ñi nekk tagg Macky tagg kii diw mais dafa gëm boppam te loolu la ñuy wut. Bref dame boobu moo ko porte plainte muy ndey laak porte ko plainte ñu tëj ko 6 mois ferme avec 5 millions d'amende kooku tudd nañ ko si ñaari tur kooku tey dem na fenn sàcc fa bañ jàpp ko ba gars yi négocier ba ñu kii ko ba gars yi négocier ko à l'amiable chaîne or waaye kooku moo toog di wax moom c'est un récidiviste maanaam carrière am yëpp loolu la ciy wax sosal nit wax lu dul dëgg te su ma toogee dégg ko mu ne lu mu bëgg a xam ci àdduna dangay xam te moom xamul li xew ko ñoom lu dul sos waaye léegi président Sonko na jabar ya dem doom yi génn mboqam ya bàyyi ko loolu moo tax ñu topp ko déedéet Sénégal lañu bokk mu teg programme buy développer Sénégal gis nga nekk chrétien athée protestant juda bouddha jullit murit tijaan laayeen xaadir loolu ci mënti nekk ci dëkk bi te nga jub bëgg sa réew bëgg nañ kon loolu buñ ci attardé wu franchement di wax président Sonko na am ay gel mu ñuy ñëw këram muy dugal di génn lu suñu yoon ñun liñ ko toppee du loolu kon daal gars yi kooku su xalaatee président Sonko day def ay vidéo pour wane ni jabar mi ngi fa ah ñun ñëpp ay borom jabar lañ ku ci nekk à un moment de ta vie sa jabar mer mun na dem comme mun na toog ngeen réglé comme loolu c'est récurrent loolu ñoom moom mi koy wax nii sax peut-être muy papaam ak yaayam mus nañ am problème n'est-ce pas est-ce que day toog di ko wax ci télé bi ah est-ce que da ngay toog di ko wax kon gars yi bu leen sonal nit ñi waaye ah beneen bi mooy gars yi naa leen wax leen naa doole état ak des fois mouvement yi da ci mouvement yi la mouvement yi naan ay mouvement citoyen lañ parce que xool leen ñaata mouvement ñoo fi jóg à part Y'en a marre nga écarté Y'en a marre après Y'en a marre mun naa ni mouvement bi nga xam ne wóor moom laa gën a wóor ci mouvement te aw ma dut ci moom muy FRAPP France dégage mais nga jël mouvement ñoo lànk ma jël mouvement aar li ñu bokk ay mouvement Fouta Tampi mouvement yooyu yëpp ba ci sax FRAPP France dégage Guy Marius Sagna il est de très bonne foi mais si biiram ñàkkul ni am na ñu fa gouvernement di utiliser seen fait et geste gars yi dañ koy xam à la lettre seeni réunion gars yi dañuy xam li ñu nar ñoo lànk seeni fait et geste gars yi xam nañ ko léegi la moo tax mouvement yëpp di ubbi ay front parce que ku nekk da nga bëgg tur ku nekk da ngaa bëgg
am benn marchandise pour monétiser ko ak état kon ça dit que mouvement yi am yëpp man soo xoolee du ma ci wax ci mouvement ay Fatmata Ndiaye Fouta Tamp du ma wax ci moom su may nekk ci parce que nag dama leen a wóoluwul parce que nag dañ ci doon gëstu temps yi bu baax a baax nañ def attention ci mouvement yi su fekkee dëgg rek lañ bëgg a dox mouvement Y'en a marre mi ngi fi Frapp France Dégage nii nañ dem rallier wu foofu Frapp France Dégage lépp loo xam ne patriotisme la dafa soxal Sénégal mi ngi ca kon en quoi moo nga dem ubbi beneen brèche pour am benn tour pour être au devant de la scène pour gouvernement woola wax ak yow mouvement boo fi gis am na ku nekk ci biir koo xam ni mooy dooleel gouvernement bi di fragiliser mouvement bi léegi dafa am leen lu am loo xam ne aussi gouvernement bi dafa jël stratégie boobu te sénégalais yi comprendre nuñ ko te ay dëkk yu bëri utiliser nañ ko mu dox les grands dictateurs soo xoolee ay Biélorussie soo xoolee ay Chine yëpp utiliser nañ ko mooy un système de refroidissement des émeutes loolu nii lay demee dañuy jël ci activistes yi nga xam ne ñoom lañ ne ñooy wax ko dëgg yi ñoom ñoo gën a virulent ñoo gën a ñeme police gouvernement jël ko jox leen lépp defal leen kër ne leen may nañ la loo terrain bii may nañ la ay mi ngi sa compte soo defee li ñu wax tel date yaa ko moom ñu avancé nga commencé jël terrain yi def sa tour nga ne waaw léegi si stratégie bi xam nga mooy lan su fekkee dañoo voté benn loi boo xam ne wala am yu yokk dund gi ngeen war a def manifestation boo xam ni dafa war a réussir léegi day am si ñoo xam ne ñoom ñooy détaché wu ñu ne activiste lañ teel a dem suñ ñëwee suba la manifestation ñoom ci guddi gi la ñuy dem def benn manifestation ñeenti nit mais def manifestation ñeenti nit loolu lu mu mën dem naan loi bii duñ ko nangu police jàppaleen yóbbu leen comme si dañ leen doon maltraité wala dara ngeen génn wax jàppal bàyyi le lendemain manifestation du am xool leen manifestation yi nga xam ni ay activistes dañoo anticiper seen mouvement de 4 ou 5 personnes def ko ci guddi ga wala def ko ci suba teel gi wala ne dañuy dox place de l'Obélisque wala c'est voué à l'échec parce que stratégie boobu moo am te c'est la vérité nag faites très attention l'État dafa teg benn machination boo xam ni ñu ngi utiliser opposition bi boo xam ni mënoon na leen xëcc mais du leen xëcc da leen bàyyi si opposition pour ñu fragiliser ko ñu ngi utiliser des mouvements comme mouvement yi ma leen wax ñu ngi utiliser ay activistes yoo xam ni ils sont indépendants ba pare ñu wóolu leen trop te ils roulent pour le gouvernement te ëllëg demain fera jour te di ngeen comprendre li ma leen wax kon loolu laa ci amul lu may wax du ma ci sori beneen bi mooy wax dëgg yàlla nag il est temps nemmeeku tour passé bi non gars yi def ko parce que comment se fait-il que APR ak Macky Sall mais ñu ngi def seeni meeting mais campagne déguisée la dem nañ Touba def fa seen benn meeting ne inauguration la waaye léegi ñun nañuy defar suñuy permanence Mbour Kaolack feneen gars yi def seen benn bande ne dañ koy inaugurer nañ ko def dem def suñu nemmeeku tour mais il est temps ñu def nemmeeku tour bi parce que tey gars yi war a campagne Macky Sall mi ngi campagne ci dëkk bi variant delta bi li ñu ko doon wax jàppal bàyyi ok gëm nañ ko gaa mais léegi jeex na on va respecter les gestes barrières su gàmmu gi passé ak màggal gi il faut que Pastef def nemmeeku tuuram il est temps mu def ko kon gars yi loolu laa amoon ci li may wax ngeen defaat très attention du lu ne téel rek ngeen damm na tey ñii ñuy wax ñëpp wax dëgg yàlla ñaar laa ci mun a wax dëgg yàlla ñaari mouvement laa mun a wax ni wax dëgg yàlla dëggu nañ te ñoom sax suñu xoolee ba ci biir am na ñoo xam ne ñu ngi leen di fragiliser bokk ci ñoom parce que état bi dafa loolu lay def xam naa ci dara man dem naa plateau Walf ba pare kenn ki nga xam ni woon ci kii il m'a interpellé mu def ma ay proposition yàlla xam na ko Moustapha Diop ci boppam moo ma invité woon Walf ñi ngi doon wax ci affaire maanaam kii yi fi amoon violence yi fi amoon jàppal bàyyi bi ma paree sur le champ avant ñu ñibbi j'ai reçu une proposition mais du ñëpp la ñuy jënd xaalis dërëm ak xandal laa yemale man kon ça veut dire que koo xam ne musul téye temps
ñu jël la 10 millions ngi nii ak terrain ak lii oto dañ la ko jëndal iPhone bu bees tàq mais su fekkee amoo ngor da ngay dem kon gars yi daal li ma leen di wax mooy du ma sori ci wax ji li ma leen wax système de refroidissement boobu di ngeen ko gën a gis dinañ xool yeneen manifestation dina am ay ñenn teel a génn dem def manifestation 5 nit ñu jàpp leen tëj leen gars yi wax jàppal bàyyil gars yëpp jublu police pour ñu génn c'est fini mouvement yi am yëpp mënoon nañ rangé wu ginnaaw FRAPP wala Y'en a marre ñu doon benn pourquoi ñoo làng fii pourquoi àll ñu bokk pourquoi aar fi ñu pétrole pourquoi dund bi dafa cher ah mais amul sens ku nekk yaa ngi bëgg a nekk au devant de la scène pour mooy loolu mafia yi même si ba si internet bi mafia yi nga xam ni mafia kaj-kaj mouvement bu génnaat wala benn kii groupe bu génn ci internet jarul muy mu forme groupe nañu dem bokk ji ci mafia kaj-kaj mu am doole ñu doon benn kon gars yi loolu laa amoon lu may wax maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm wa salaam